téléspectateur El Mauritania dal leen jàmm ci seen émission yi nga xamante gu jot bu nekk nii jotee ñu dikk ak yéen ci yenn ci yi nga xamante ni day doon xew-xew ci biir réew mi waaye tamit day doon lépp la nga xamante ni day soxal askan wi boobu ba léegi nag ñoo ngi doon wàcc di dem sur le terrain di dem fu ne ba fi nga xamante ni moom mooy géej gi nga xamante ni moom mooy tefes bi nga xamante ni fa la mool yi di xëy di fa yeewoo di fa daam seen doole ñu fekkoon fa nag ay jafe-jafe yu tar bu ñu fa ñëwee fekk fa ay jafe yu tar ci diggante mool yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo saytu nguur gi ñu ne nag faaw ñu dalal ñi nga xamante ni ñoom ñooy les concernés nag soo ko déggee mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy yore li nga xamante ni moom mooy la cay gën a metti mu di ñi nga xamante ni ñoom ñooy mool yi ndax saa ñu leen dékkee seen ay micro dañuy ñuy joytu ay mbir yi nga xamante ne xëy na bu ñu toggee ci plateau yi télévision yi waxtaane ko yàlla mën caa indi saafara ci biir loolu ci laa dalal ki nga xamante ni moom mooy njiitu coopérative Le Mool di Yaly Ndiaye nag doon na ka nga xamante ni dafa jiite ak kuréel ba nga xamante ni day jàppale mool yi ci lépp ci fànn bu nekk ñoom ci seen biir ñoom ñoo def kuréel googee tudde ko coopérative Le Mool ma bàyyi ko mu nuyonteeg yéen mbokku téléspectateurs yi laataa ñuy dugg ci waxtaan bi Yaly nuyu naa la Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli soxna Leena maa ngi lay fay du nuyu waa Mauritanie yëpp du nuyu waa Afrique du nuyu adduna bi yëpp jërëjëf ñun tamit ñoo ngi lay nuyu di la fay di la dalal jàmm ci suñu plateau Yaly ndax mën nga ma dikkaatal tuuti ci li nga xamante ni moom mooy taxawaay coopérative Le Mool ndax donte sax du gan ci suñu télévision ndax boobu ba léegi ñoo ngi doon couvrir seen ay événements yi ngeen doon def mais jaadu na mbokku téléspectateur bi nga xamante ni moom moo ñu seetaan nga dikkaatal ko tuuti ci li nga xamante ni moom mooy seen taxawaay. waaw jërëjëf soxna Leena coopérative Le Mool kuréel la boo xamante ni dañ ko samp bi nga ko sampee 17 juillet 2010 la woon. li taxoon samp ka nag lenn la mooy ay nit su fekkee yàlla da leen boole nu bokk même dëkk bokk itamit même bërëb liggéeyukaay dafay laaj nuy organisation boobu nga xamante ni moo war ñi nga xamante ni dañu seq liggéey dañ ko war di def toujours di jàppalante di dimbalante ndax loolu mooy tax su kenn amee jafe-jafe ñu ko mën ko soutenir loolu mooy tax nga mën ñame fépp fu nga dem nga mën fa dem si jàmm xam ne itam am na ñu nekk sa gannaaw loolu moo waraloon fas sos coopérative Le Mool te coopérative Le Mool boobu ba léegi macha allah lu bari si réalisation def na ko ñu bari si ay mool yu amoon ay jafe-jafe dimbali na leen taxawul na leen waaye itamit jàppale na nguur gi parce que nguur gi am na lu bari yoo xamante ne rôle am la woon muy organiser ay nitam jàppale leen te nguur mënul jàppale benn nit par benn dafa war li muy jàppale mooy ay kuréel googu nga xamante ni nag nguur gi daf ko war man jàppale ñun dañu taxawaayu nguur gi jàppale ko si li nga xamante ni moom la war a organiser bi ñu ko organiser nag macha allah mu am ay résultats yu rëy li jëkk si résultats yi nag muy objectif coopérative Le Mool mooy premièrement mooy nu sàmm maanaam ñi nga xamante ni ñuy dem géej di indi xéewal nit ñi di si man jëriñu ñaareel objectif bi mooy li nga xamante ni mooy géej gi nu mën ko sàmm ba nga xamante ni dinañ si mën jël suñu wërsëg waaye tamit suñu njaboot suñu ñëw mën fekk dara waaw loolu mooy ñaareel objectif ñetteelu objectif mooy ñi nga xamante ni nooy dem géej di dellu soit jamono yu nga xamante ne am nañ jafe-jafe muy ay accident ak yeneen yu nu mel nu mën leen taxaw bay ko si nekk jotaat sa àq ba nga xamante ni di nga mën liggéeyat sans problème loolu nag macha allah coopérative def na si liggéey bu rëy am na ay jamono yoo xam collaboré woon nañu ak waa DSPCM bu njëkk loolu la woon mooy ñi nga xamante ne noo amee wàllu sécurité wàllu géej gi nu contribuer si suñu xaalis yu bare pour jàppale leen ngir ñi nga xamante ni ñun sunu bopp noo jënd xaalis waaw di leen jàppale ngir nu sàmm li nga xamante mooy environnement wu géej gi ngir ñi nga xamante ni dañuy napp ñii di napp mbaal caas ñi nga xam dañuy plongé di def ay bomb si biir xeer yi saxaar yi nga xamante ni dañuy tuur ay produits yi nga xamante ni day yàq géej gi yooyu yëpp dox na si liggéey nañ si liggéey boo nga xamante ni suñu bopp lañ ko liggéeyal nguur gi lañ ko liggéeyal mais suñu bopp lañ ko liggéeyal gis nañ si liggéey résultat bi nga koy def mais à la fin nag dañu mujjee nu nguur gi dañu mujjee dellu gannaaw te nun itam mënoon demee nun kase day nguur gi ñoo mujj relâché bàyyi seen bopp waaw te nun rek mënoon dem te suñu dee dem foog na am accompagnement mooy di li nga xamante ni moom mooy mbaalu caas bi nga xamante ni da ngeen ko doon xeex ak wax nga ci sa biir wax léegi ni am na bërëb yi nga xamante ni dañ fay exploser ay mbir ngir génnee jën bi loolu tamit doon ngeen ko xeex ndax bi ngeen ko tàmbalee xeex gisoon ngeen ni commencé woon ngeen ko éradiquer carrément waaw dem nañ ba gagné woon ko nag dem nañ ba gagné woon ko ba nga xam te yooyu yëpp amatu fa woon jéeji macha allah dundat te li ëpp solo soxna Leena
mooy nit ki su fekkee da ngay liggéey da nga war liggéey boo xamante ni dafay diire nga xamante ni yow même soo jàllee say njaboot su ñëwee den fa mooy pêche waaw pêche responsable mais durable loolu nag dañ si liggéey bu am solo bu rëy sax boo nga xamante ni gouvernement kii maanaam nguur gi fi nekkoon moom si wàll boo xam reconnaître nañu loolu xam nañu itamit te jox nañu suñ cër aussi tamit te xam nañu itamit patriote moo mën def loolu loolu nag bi ñu ko liggéeyee macha allah ba mu réussir gannaaw ga rek xam nga rek li fi xew si surtout nun gaa Mauritanie mais Afrique gaa en particulier Mauritanie bare na si yoo xamante ni da nga koy tàmbali mais suivi bi mooy doon problème te loolu aussi tamit fokk nu siy jóg parce que xam ni tamit homme d'affaires yi nga xam ne dañ ñëw si boori géej gi ñoom seen intérêt rek mooy am xaalis géej gi yàqu ak yàquwul kooku seen yoon nekku si loolu nag nguur gi na si war jóg te xam ni tamit géej gi su yàqoo maanaam handicap bu rëy lay doon si biir Mauritanie parce que nguur gi maanaam géej gi li muy jariñ askan wi si wàllu boo xam moo bare ba nga xamante ni ñi nga xamante ne homme d'affaires yi nga xam seen poste rek ñoom lañ fi nekkal ñooy war nu leen bàyyi nuy utiliser wala nuy maanaam nuy exploiter mool yi nga xamante ni ay étranger lañu wala mool yi nga xam dañ leen financer seen xaalis di leen obligé nuy def lu nga xamante ni day yàq environnement bi ndax loolu arrangé woon nguur gi arrangé woon mool yi nekk si biir géej di si liggéey loolu nag ñoo ngi see lancé vraiment appel si nguur gi nu mën si taxaw njër nu mën sàmm suñu environnement marin suñu fond marin njër géej mën sàmm nu mën si jariñu waaye suñu njaboot itam ëllëg mën si jariñu kon daal léegi ci dégg-dégg su ma déggee maanaam liggéey bi ngeen liggéeyoon rek yëpp dafa naax saayaat delluwaat na à zéro ci li nga xamante ni moom mu ngeen doon xeex muy monofilament bi maanaam baalu caas bi ngeen doon xeex ak yeneen ay jëf yi nga xamante ni day yàq environnement wu géej gi loolu yëpp léegi yooyu yëpp delluwaat na à zéro yooyu yëpp delluwaat na à zéro ñi ko daan def na ko continuer di ko def na mu la neexee léegi nag plongeurs yi sax bara woon bu njëkk mais léegi dañu gën a bare ba nga xam ni te yéen waa coopérative La Mole du ngeen ko dénoncé du ngeen taxaw kay noo ngi koy dénoncé fi nga ko war dénoncé lu mel nii am na solo mais toujours noo koy def si presse écrit yi noo ngi koy def fu nekk fu nga xamante ne war na nga ko def noo ko fay def mais aussi tamit état bi noo war a jéem fexe nu jóge askan ndax état bi yéen bind ngeen xam nga état bind la xam waaye boo demee toog ci presse di écrit wala leneen di wax day nu man pour man day nu roog waaw soxna Léna nun loolu mënoo see bëgg am expérience léegi parce que façon lettre bu nekk bind nañ ko au niveau ministère des pêches au niveau de la présidence fu nekk bind nañ fa lettre teg mais dañ leen tànqam lu tamit waaw tànqam lu leen ko mën tudde moom la sax tànqam lu leen koy tuddee parce que aussi tamit lettre yoo xam ne amul benn suivi waaw kooku moom tànqam lu rek lañ ko mën tudde waaye nu xam ne itamit nguur su fekkee ne dafa bëgg a maanaam satisfaire askan wi foog mu jóge leen xool aussi tamit ñi nga xamante ne da nga koy wax dëgg bañ xool ñi nga xamante ne dañu koy raay rek ak di ko neexal bon ñun ñi nga xamante ne nun dara intéressé woon nu may njariñu askan wi surtout mool nga xamante ni bokk na si adduna ñi nga xamante ni presque dañ leen di subventionné ndax gis nañ seen liggéey ni mu nekk en risque ni mu nekkee aussi tamit di liggéey bu metti nga xamante ni du ñëpp la ko yàlla jagleel bare na ñoo xamante seen matériel sax dañ leen di subventionné au niveau mondial donc loolu si wàllu boo xam dafa war man tax nguur gi del soit gën a jóge subvention boobu yéen du ngeen ko am fii ci subvention moomu homme d'affaires rek mun na sa jëriñu homme d'affaires rek mun na sa jëriñu parce que sooy seet matériel pêche dañ ko subventionné kenn du ko dédouané kenn du ko def dara mais sooy seet machine yi nga xamante ni noonu la moo li war jël sax da ngay gis ni benn homme d'affaires da nga koy jaay benn homme d'affaires bu mooy jël machine bi en gros jënd ko soo ma la dee wax machine 60 chevaux te fi tey su ñëwee benn homme d'affaires mën na ko jël bu nga xamante ni 1,7 million la koy jëlee ba pare wëlbatikuwaat di ko jaay mool bi 2,2 million te xam nga loolu nekk na lu metti la nga xamante ni wax nan ko waxati ko bind nañ leetar fu nekk dénoncé nan ko fa xam nga te loolu aussi tamit nekk na loo nga xamante ni nguur yi kese moo si man dara moo si war man taxaw te xam ne itamit su taxawalee ay njabootam itamit dafay dellu soit si moom ndaxte ku nekk sa njaboot yi suuree am dal daf lay noppal yow mi nga xamante ni yaay kilifa absolument loolu am na solo ñuy ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk kuréel gi jëm aju ci lépp lu jëm ci wàllu naf ñu daal di gëstu ñi nga xamante ni mool yi ñoom ñooy mool yi ndax dañu jouer rôle bu am importance ci biir réew mi nañu ko wax nag te dee ndax tey ji bu ñu bankoon seen i loxo tey ji amaana ñu bëri dinañ toog te duñu lekk jën wala balaa ñu koy lekk tamit dina leen jafe lool xëy na ñoom duñu am lu ñu dugal ci seen poche waaye tamit lekk dinañu jafe te tamit bu ñu demee ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo saytu nguur gi ne dinañu jàppale ndaw ñi tey jii ci ñu am xëy waaye ñi am xëy ñi ngal la ñu am xëy ñi ba pare nañ leen jàppale ci li nga xamante ni moom mooy seen taxawaay bi nga xamante ni moom dañuy nekkee donte nag yàgg nañu di wax mbir mi ni mel ne ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem ci fa nga xamante ne amul bànqaas kenn du ñoom
kon nag jàppale leen day jaadu am ci ñoom yërmande loolu wàcc si ci ñoom xool seen ay jafe-jafe ci lépp la nga xamante ni dina mën a jëmal suñu réew ca kanam ba tey bu ñu dellusee ci li nga xamante ni moom mooy wàllu naf ak lépp lu ciy aju gisoon nañu tamit ngeen doon jooy ay licence yi nga xamante ni dañ koy livrer ñenn ñi bàyyi ci ñenn ñi mu meloon na xeetu boddi compté bu doon am ci foofu ci tefes gi ndax loolu mi ngi wéy di am ba tey. waaw ak yéen lan moo ci seen xalaat loolu tey la wàllu gën a aay parce que sooy seet bari na mool yoo xamante ne tey fi tey noo am seen gaal te mënoon am licence moom ni nga koy doxale sa wàll boppam moom dëppalwul sax ak jamono. parce que sooy seet oto ku ko am rek tey fi tey mën nga dem fay sax nu defaral la këyit lu tax nag gaal su fekkee da nga ko am nu naan la jaaral fii demal fale duggal fii da nga di doomu réew mi yor say ay papier da ngay doomu réew mi nu war la encourager soo amee benn gaal soo mënee amaat benn gaal nu war la sax non financé pour nga amaat benn gaal pour mën a gën a wàññi li nga xamante mooy chômage bi waaye itam yokk employé waaye nag ñoom defuñu loolu dañ koy coincé am ay homme d'affaires yoo nga xam ne dañoo am seen licence di ko loué ñi nga xamante ne ñoom noo ko moom kon nag loolu nekk na loo xamante ni war nañ si jóg lan war ubbi dan war ñan la ñuy luyee seen ay licence mool bi nga xamante dafa amee gaalam tey mool yi doomu réew mi est-ce que yéen tamit jotul ngeen seetluwaat seen bopp donte sax ngeen di gedd waaw gedd moom ku ko def te encore amuloo sa famille loo leen dundalee tamit kooku dafa mu jëwalu tugaat sa kaw te ñoom noo ngay nekk seen climatiseur li lekk di naan amul benn problème mais yow itam soo geddee looy gedde amuloo looy gedde amuloo di bay baax di dunde manoo si dara kooku nguur gi noo si man taxaw su taxawalee nun mënuñu si dara lu may coow rek maanaam wax rek delloo si leen si man kon nag nguur gi sa wàllu xam moo war a dellu soit jóge askan wi xool ñi kaa wax li nga xamante moo fi am nu xool ni gaal li nu war def mooy ku am gaal nu autoriser la jox la licence nga dem liggéey ubbi ay bureau yoo nga xamante ne sont disponibles pour tous les temps selon toi lan moo tax nguur gi mënuñu jox ki nga xamante ni moom moo am gaal lan moo tax nguur gi duñu ko jox waaw loolu moom mbir la bu compliqué si biir géej maanaam géej moom ni mu compliqué am yaakaar naa amul benn secteur bu compliqué parce que ñoom si seen technique dañuy wax ni dañuy mauritaniser pêche artisanale bi su ko defee moo am ñoo nga xamante ni dañ leen wax ni ñooy Mauritaniens noo am droit nappa si géeju Mauritanie si pêche artisanale étranger yi dañ leen boddi te fekk loolu bind la bu nga xam da nga ko teg rek mais si suuf dara amu si parce que sooy seet tax léegi fi mu toll nii soxna leena ma la eggale parce que am si yoo nga xamante ne soo ko échappé rek pour mu dellu soit dafa jafe am na si yoo nga xamante ni ñoom noo ko def esprit waaye léegi fi nga toll nii pour wax la dëgg mooy nga nekk étranger sa wàll boppam moo gën a dal nga liggéey fii si réew mi que nga nekk doomu Mauritanie parce que waaw bari na si ay Mauritaniens yoo nga xamante ne am nañ jafe-jafe yu métti da ngay gis béréb yoo nga xamante ne da nga ko interdit ni fii kenn waru fa napp muy wàllu port bi nga xamante ni saxaar yu mag yi bato yu mag yi dañ fay ñëw di andi ay marchandises duñu bëgg gaal yi di fa néew parce que suñu fa ñëwee mën nañu andi ay problème ay problème sécuritaire est-ce que du ci seen sécurité yéen waaw waaye ñoom da nga ko def ba pare Mauritaniens yi duñ fa dem mais ay étranger duñ fa dem wax ma sax di fa dem borom gaal yu ndaw waaw borom gaal yu ndaw di fa dem wax ma sax di fa dem waaye itam amee ay engins yoo xam ne da nga koy interdit comme mbaal caas yi ma laa wax ni di ko fa nappe aussi tamit kenn du leen wax dara te Mauritanien bu fa romba pour dem teeree rek nu jàppale arrêté la ni nguur gi ña ko war a yëg nañ ko waaw moom li ñu si man mooy def bind li ñu si man mooy wax fi ñu ko war a waxee mi li si des nag moo wax dëgg yàlla soxna leen mën nu si dara moo tax nguur gi ma koy ñaan mu gën a jóge askan wi waaye itamit di seet responsable di wax ak ñoom mais aussi itamit su fekkee da ngay gis ñi nga xamante ne doon ay responsable jéejee intéressé wu leen li leen intéressé mooy seen poste itam di wax ak ñoom itam problème dafa gën continuer rek di am xam nga léegi ci sa biir wax dégg naa la nga ne dañu bëgg a mauritaniser li nga xamante ni moom mooy pêche artisanale bi naf bi nga xamante ni moom mooy naf artisanale bi loolu lan la tekki ci yow mooy ne doomi réew mi la ñu bëgg ñu am ci njëriñ mais ci sa biir wax tamit dégg naa nga ne joxuñu leen li nga xamante ni moom mooy ay licence de pêche loolu lan la tekki yow waaw loolu lan nga ko mën a expliquer waaw loolu moom ndax yow da nga bëgg a dimbali nit ki ba pare des di ko coincé waat ci beneen côté bi waaw loolu comme soo gisee licence bi nu nii dañ koy tiya dafa am ay homme d'affaires yoo nga xamante ni dañuy jël seen licence te amuñu gaal bëgg a coincé homme d'affaires yooyu bay coincé wàllu mool yi te pourtant homme d'affaires yi noo kaa am ni nga ko war a amee te mool yi mënatuñ ko am kon loolu dafa mel ne wax la nii si kaw rek mais si suuf mool yi la noo coincé parce que sooy seet Nouadhibou tey jii
nga nekk fa étranger moo gën a noppale foofu nga nekk fa mauritanien parce que bari na si ay étranger yoo nga xamante ne noo ngi dem jox na ne autorisation muy affrètement yoo nga xamante ni nguur gi moo ko xaatim nu jox leen que nu am droit 100% étranger di dem géej di dellu si waat mauritanien noonu la yow 100% mauritanien nga war am soo amee benn mauritanien bu amul kayit sax nu jàppal la arrêté la une semaine ba par alamande 150 ou 200 000 ouguiya xam nga lii xam nga lii soxna leen nekk na loo xamante ni amuñu droit dugg ci géej gi ku am carte d'identité mauritanien bi di nga dugg mais ku ko amul doo dugg est-ce que du loi boobu la ñu loi boobu si kaw la nekk laa la wax mais si suuf dara amu si suuf daal li gën a leer ba leer mooy étranger yi noo ngi liggéey normal sans problème surtout su di Nouadhibou mais mauritanien yow selon toi ñan ñoo leen di jàppale ba ñu nekk à l'aise te mënu leen am loolu no homme d'affaires yi ñu collaborer direct ak ñi nga xamante ne mooy administratif parce que administratif su fekkoon dafa bëgg a liggéey dëgg-dëgg concerné yi nun mool yi nga xamante ni dem nañ géej ba wàcc tey noo ngi taxaw sunu njaboot yi li nga xamante moo intéressé mooy géej baax li nga xam ne moo intéressé mooy mu yàgg li nga xam mooy intéressé mooy mu sàmm li nga xamante moo intéressé mooy bil dem géej nekk en sécurité su accident amee wala mauvais temps am moo am ay secours yi nga xamante ni dañoo jóg dem jàppale yéen ñëw nun loolu moo intéressé ñooñu lan war jóge ndax ñooñu noo moom askan wi ñooñu noo moom maanaam secteur bi te ñooñu lan war dooleel jógeel leen di waxtaan ak ñoom di wecceegte ñoom xalaat mais loolu amul li leen intéressé mooy ñi nga xam te mooy homme d'affaires yi te loolu su dañulee problème rek lay indi waaw problème lay indi parce que société Nouadhibou mënuñu nangu ay étranger di dem sans problème bay dina saboté sax noonu mauritanien parce que danaa leen nun waaye bien sûr pourquoi pas parce que yow étranger nga 100% étranger di dem sans problème yow mauritanien yi soo ñëwee nu contrôler benn nit bu sa amul kayit te sa identité originale nga yóbbu jëj benn nit bu amul kayit noo arrêté la une semaine alamande 150 ou 200 000 mënu leen napp rek sans keneen tamit waaw xam nga su dee gaalu ndaw yi amul problème boobu parce que gaalu ndaw yi 4 à 5 personnes lañu 6 ba 7 maximum mais su dee gaalu mbaal entreprise la boo nga xamante ni dana regrouper 20 à 30 personnes 20 à 30 personnes Mauritaniens yi barewoon fi noonu ba nga xamante ni daan mën compléter kii yooyu maanaam équipage boobu donc entreprise boo gis si àdduna daan autorisé nu def si ay Mauritaniens ay citoyens mais dana autorisé aussi tamit nga compléter ko ay étrangers entreprise bu mënti doon même ñu nekk si kaw gi daa gis ñu duggal ay étrangers day duggal ay Mauritaniens pourtant nag noonu la war man di mel si biir géej parce que entreprise ku nekk xam na ni mool barewul loolu am na solo lii yëpp mi ngi amoon ci nguur gi nga xamante ni moom moo fi weesu woon ndax am ngeen jot ni ci ak nguur gu bees gi tey jii nga xamante ni président bi fi nekk tey jii wax na ne moom li ko gën a soxal moom mooy emploi surtout des jeunes te tey fii tey gis nañu lu bëri la nga xamante ne ay jéego la ñuy mu tàmbalee def yàlla moo xam fu muy egg ak fu mu dul egg ndax am ngeen jort ne tey jii dina leen wuy si ci li nga xamante ni bu ngeen jógoon tey li ngeen war a tàmbali sax mooy yëgal ko seen ay tawat ndax yow ci sa bopp yaakaar nga ne bu ngeen ko yëgaloon dina waaw loolu noonu si parce que temps mi ngay dox temps nu muy doxee rek noonu nga war doxe ànd ak moom absolument parce que sooy seet ñi fi nekkoon nekk nañ fi mais jóge nañ fi beneen stratégie bu bees moo fi ñëw keneen ku bees moo fi ñëw ak beneen xalaatam ak beneen doxalinam waaye nag nu tiit loolu itamit si moom tiit sax bu baax si moom parce que ni mu commencé si nun metti na nun si nun moom loolu sax waaw parce que sooy seet noo ngi wax ni Union européenne dañ fi ñëw mois d'octobre bii nu nekk ba tax nu ni dañuy nettoyage plage bi si nettoyage plage boobu dañ si yàq gaal yu bare yoo nga xamante ne ay mool noo ko moom yaakaaroon na lu may si gaal googu loolu lu ci xaaral est-ce que du dañuy setal loolu lu ci yoonu Union européenne su fekkee dafay ñëw pour visiter si dafay ñëw pour visiter secteur bi société mën na ñoom duñu bëgg parce que jën yi nga xamante ne moom lañ leen di yóbbul duñu bëgg maanaam ñi koy exploité maanaam nekk ñi nga xamante ne dañu salté kon nag environnement bi dafa war set dafa war sàmm ba nga xamante ni ñoom avant nuy ñëw dañ koy déclarer seetu géej gi yéen est-ce que amu leen ci part de responsabilité balaa keneen sax di ñëw ne mi waaw sooy seet coopérative yi 2012 2013 yëpp dañ daan def nettoyage plage yoo nga xamante ni laaj na nguur gi xalaatam 2012 ak 2013 waaye boobu ak léegi ñaata at a ngi waaw dégloo rek 2012 ak 2013 yoo nga xamante ne dañoo déplacé ay moyens yoo nga xamante ne dañoo ñëw wut ay galadaire déplacé gaal yi bale ko ba mu set mais am na 2013 bi ñu ko mujjee def commissaire police à l'époque boobu moo fi nekkoon daf ñu arrêté ni lii bu mu fi amati parce que ni ngeen di taale mbali bi nii mën na indi problème xam nga indi na problème ba nga xamante ni fa leen ko arrêté mu ne lii du seen rôle marché bi la dañ ko liggéey kon nag man marché bi deful dara boobu ba léegi marché bi deful dara noom daal lenn la noo def mooy noom
dañuy xaar si Union européenne avertir ni doo ñëw nu sonal nu dégager nu indi nu ay problème yéen kenn du leen aviser tricherie yi ba nga xamante ne daal kenn mën ko xaaral yéen kenn du leen aviser avant cela ne leen ngeen yëkkati seen gaal yi wala ngeen teg leen ci bërëb ba nga xamante ne dinañu mën setal yoon bi. waaw gaal ak siwo wala kaas nuróowunu gaal dafa nekk lu rëy loo nga xamante ni encore fragile ba nga xamante ni du lu la neex rek nga koy yëkkati du heure bu la neex nga koy yëkkati du fa la neex itam nga sànni waaw su dee yëkkati dem géej kooku yomb na mais yëkkati nga déplacé di mu dem kaw moo yombul kooku su dee loolu pour mu yàqu dafaa yomba te encore itamit sax pour déplacer gaal yi yóbbu leen jox leen benn espace ba nga xam ne dañ fa nekk si wàllu moo yombul moo tax da ngay toujours da ngay jóge ñi nga xamante ne nooy responsable yi ñoom ñi nga xamante ne nooy nekk contact direct est-ce que yëgal nañ leen ne waaw setal bi dina am yëgal nañ ko diggante bu gàtt boo nga xamante ni fekk na ci diirum ñaata à peu près si diiru une semaine boo nga xamante ni wóor na leen bare na ñoo xamante ni fu mu toll nii noo nga vacances wàcc nañu seen gaal instant yi entre mois d'août et mois de septembre gars yi dañoo dem def seen activité culturelle au niveau du village fa la nooy noppaloo fa la nooy defee seen lépp foofu la gouvernement bi maanaam defee occasion nii dañuy nettoyer gaal yi nekkoon fi ñu ñëw joxe avertissement ni ñi ne jël seen gaal te borom gaal yi nekkoon fi kooku nan la noo def gaal nekk loo nga xamante ni da nga yëkkati sànni fee léegi nu ñëw ay jënd ay galadaire yàq fi gaal loo tolloog maanaam 32 gaal yu ndaw yàq na ko ak ñaari projet yoo nga xamante ni kooku say seet seen somme maanaam nekk na 28 millions 400 mille ouguiya moro kon loolu nekk na loo nga xamante ni mool yi perte nañ ko si nettoyage bi nga xamante moom noonu wax te perte boobu yéen pour yéen perte ngeen ko dinañ ko topp fi ñu ko war a toppee mais yàlla na fekk nag nguur gi bañ na roog nguur gi bi passé parce que su dee nguur gi bi passé moom da ngay topp ba tàyyi dara doo ko sàmm mais nguur gi ak yaakaar bi nu am si moom ak wax ji mu wax ni dafa jóg pour dimbale askan wi yaakaar naa lii war ko mën seetaan premièrement mooy nañ jox mool yi cër ñu respecté leen nu bañ yàq seen i matériel benn ba mu amati ñaareel bi mooy ñi nga xam ne dañu yàq seen matériel mu toll si 136 maanaam employé direct parce que gaal gu nekk su dee si maanaam 32 gaal yooyu wala 34 gaal yooyu le minimum gaal gu nekk dañu yóbbu 4 personnes kon mu nekk presque 136 employés direct yoo nga xamante ne dañoo yóbbu ko si nekk yaa ngi sa famille su ku nekk sa famille yow la yaakaar si 136 employés direct yooyu am na si gannaaw indirect 500 employés yoo nga xamante ne indirect la yoo nga xamante ne su mool bi ñëwee nooy ñëw jël jën wi dem jaayee ko marché man dundal seen njaboot yi man fayal seen école yi seen jàng waaw magoog am ñoo xam ne aussi tamit gaal yi ñi nga xamante ne dañoo dem jëli ay jën exploité di ko exploité muy dem Europe dëkk bi dañ si am devise ñaareelu mooy usines yi dina si employé daan si liggéey te ñooñu ñëpp tey fi tey di nga leen yàqal seen liggéey kon lii dafay encourager chômage bi mais aussi tamit di encourager l'immigration clandestine te ñun suñu dëkk lañ am suñu dëkk lañ xam fi lañ cosaanoo fi lañ xam fi lañ fas yéene dundi fi lañ fas yéene tekkee fi lañ fas yéene amee ay jafe-jafe fi lañ fas yéene dee kon nag loolu nun dañ ko gëm moom la ñu dund moom la ñu xam loolu tax moo waral suñu organisation bi loolu moo waral suñu jàmbat parce que am na si ñoo xam ne seen gis-gis mooy fii am na problème jënd dem nañ beneen réew nun suñu réew la ñu am su dee defar nun noo kaa defar su dee yàqu noo kaa yàqu gëm-gëm boobu la ñu am moo tax si loolu la ñu mën jàpp moo tax nag nguur gi war ubbi bëtam war ubbi noppam aussi tamit déglu ñi nga xamante noo kaa wax li nga xamante moo fi am na solo mbokku téléspectateurs yi ma fàttali ne ni maa ngi dalal ci sama plateau ki nga xamante ni moom mooy Yaali Abdou Salam Ndiaye di ki nga xamante ni moom mooy njiital kuréel bi ñuy woowee coopérative Le Môle coopérative Le Môle nag doon na coopérative ba nga xamante ni ñoom ci seen biir ñoom ñoo jàppoo ci seen biir di jël seen ay koppar di dajale di dimbalante ci seen bopp ci seen biir képp ka nga xamante ni yaa ngi ci ay jafe-jafe wala ci ay tolof-tolof ñu dindi ci seen i koppar yooyu daal di la jox mu di mbir ma nga xamante ni mbir mu organisation la bu am solo ci seen biir ñu koy rafetlu lool mu toog fii nag di wax ci yenn ci nga xamante ni moom mooy seen ay jafe-jafe naam liggéey boo gis dina am jafe-jafe waaye tamit yàlla may ñu amal ko saafara ci ni mu gënee gaaw ndax comme ni mu ko waxee gaal bu nekk ci tefes gi tey jii dina am nombre nit ya nga xamante ni ñu ngi ci biir gaal googu di ca liggéey te nombre nit yooyu ku nekk ci ñoom tey jii njaboota nga sa ginnaaw ba nga xamante ni sa chômage amalu ko benn njëriñ daf koy lor loolu nag yàlla may ak ci ni mu gënee gaaw incha allah ñu amal ko saafara ba tey yàlla ci li nga xamante ni moom mooy wàllu jafe-jafe yi nekk ci biir ci foofee xam nga ba tey damay dellu siwaat ci li nga xamante ni moom mooy setal bi waroon ñu toj seen ay gaal yi dégagé ci yu bëri ci ñoom ya nga xamante ne tey ji jural na leen yàqu-yàqu yu kii est-ce que yaakaar nga ne tey ji nguur gi
en tant que nguur gi yëg nañ ko parce que en général genre set setal yooyu mairie yi ñoo koy def wala lu demee noonu est-ce que ñi nga xamante ni yëg ñoo ko war a yëg nañu ko ci yàq gi nga xamante ni am ngeen ko. waaw ñi ko war yëg yëpp yëg nañ ko parce que bii moom du maire bi moom la concerné mais direction marché bi moom la concerné. direction marché bi ñoo directoire marché bi moom la concerné moom la ko doon def. te aussi tamit yàq-yàq bi sam itam moom nooy responsable. waaye tamit bala ma wax directeur marché bi ministre des pêches parce que c'est le premier concerné. waaye tamit nanu xam ni tamit ni mbir mi àgg na ba ci président de la république. waaw est-ce que am ngeen retour. non retour moom dañ koy topp. parce que loo gis itam yow yaakaar topp te nguur yi tamit mën loo tey jii mu wax la tey ji defal la tey li nga bëgg tey mais da nga koy topp ni nga ko war a toppe te nun incha allah yàgg nañ si am na si expérience dinañ ko toppe ni nga ko war a toppe li ëpp solo su nun mooy li nga xam ne dañuy yàqal seen matériel nu delloo leen seen matériel aussi tamit maanaam tardement bi nga xam ne moom leen tardé nu waroon ko liggéey itam nu fay leen intérêt boobu parce que loolu itam daf si am solo waaye itam nu avertir ñi nga xamante ne autorités yi nu bañati yàq parce que itam yàq nekkul lu nga xamante ni arrangé na réew mi nekkul ñu nga xam ne arrangé na li nga xam ne moo def mu am lu am solo lu nga xamante ni naroon naa ko fàtte muy si wàllu géej ji tey fi tey nguur gi fi nekkoon dafa def benn stratégie bu nga xamante ni tiitaloo nañ torop nun mool gi nu yaakaar ne nag ñii suñ ñëwee dinañu jëm fexe éliminer loolu premièrement mooy dañu defar maanaam dañu bëgg éliminer gaalu bant ba tax na depuis 2017 nangootoon defar licence gaal gu ndaw noonu tamit bëggatuñu kenn construire gaal gu ndaw ba tax na gaal sax soo ko amee mu yàqu bal ngaa defar danaa la defar demal wute autorisation ministère des pêches te mën nga fa dem nu laa dawloo ay fan wala ay semaine su ko defee ki nga xam ne moo waroon dem géej dafa am handicap foofu léegi su ne gaal gu ndaw amatul dootuñu defaree tey licence gaal gu ndaw ñoom nu defar ay bateau côtier yu mag yoo nga xamante ni de 30 à 40 millions lay jar kon dafay mel na da nga bëgg jëlee si sa gaal liggéey loolu di la fay maanaam jël mool yi di leen def salarié au lieu nuy liggéey indépendant nu leen di def dépendant. loolu nag mooy stratégie leeralal ma foofu ba mu gën a waaw dafa am ay bateau yoo nga xamante ne nguur gi fi nekkoon dañ ko defar. bateau yooyu ay gaal yu mag ay gaal yu mag yoo nga xamante ne waaw ay gaal yu mag yoo nga xamante ni gaal yooyu dëggale noo gën a am sécurité si mool yi noo gën a encore neexee liggéey mais gaal yooyu dañ di gaal yoo nga xamante ni de 30 à 40 millions lay jar te mool yi da ngay gis ko nga xamante ni dafa bëgg benn gaal ak machine am te benn gaal su ko dee am ak machine am 1.500.000 dañ ko mën a am man dem ji ak ay nitam sans problème di liggéey sans problème di dundal famille am léegi tey soo ko bëgg imposer 40 millions wër na leen moom mënu ko te léegi gaal gi su fekkee dag ne su yàqoo dootu ko defarati dootu ko defar beneen licence kon il est obligé su fekkee amatul gaal mu ñëw nekk employé si nguur bi ñu tëralee mbir moomu est-ce que waxuñu leen ne dañ leen di financer ngeen di liggéey di fayu ba balaa nga xamante ni moom ci ngay moom sa gaal ndax kat yéen tamit yéen seen bopp war ngeen xam ne lu ëpp ci yéen sécurité warul niroog donte nag seen i moyens egguñu fa mais est-ce que ñoom waxuñu leen ne ñëw leen ñu financer leen ngeen di fay nànk-nànk wala waaw loolu moom su fekkee ni si des mool yi en général toujours parce que démb jot naa benn information su premier ministre mu wax ni est-ce que 30 mool yu nekk mënuñu jënde benn bateau kon léegi 30 mool yu nekk nga xamante ni da nga amoon sa gaal sans problème léegi nu bëgg leen regrouper si benn bateau kooku amul benn intérêt benn importance am amul benn intérêt arrangé wul sa réew mi parce que bee lu mu mën a jur ay employé ni mu mën a jur ay employé indirect bee du ko mel ma leen xamal nag nii bare na si fi mu toll nii ay mool yoo nga xamante ni tey da nga leen di war mën dimbali parce que Union européenne sooy seet chaque année dana dugal xaalis bu bari pour dimbalee ko askan wi nga xamante ni nooy secteur pêche artisanale. est-ce que di ngeen ci jot. mosuñ si jot benn dërëm. au contraire kañ da nga lay gën andi ay problème parce que tey lii problème la yàq sa gaal te encore am la fenn foo ko jooyee loolu bokkoon na ci convention bi ne li nga xamante ni moom mooy li Union européenne di dugalal ci ay koppar. waaw parce que Union européenne su ñëwee dafay yàq géej gi premièrement mooy jën bi nga nar a nappa dañ ko nappa ñoom seen bateau yu mag yooyu. xam nga bateau yi noo ngi amee seen machine am nañ capacité bu nekk dana laaw ba dara dootu fa des kon nag mool bi léegi tey li mu bëggoon am te pourtant Union européenne ñoom dafa bokk si seen convention ñoom bala nuy ñëw di nappa jën yi espèce bi daf la wóor ni mool yi nappa naan ko bay mënaluñ ko dara espèce bi des na noo am droit nappa ka te pourtant le contraire moo am fii dañoo ñëw di xëccoog ñi nga xamante ne nooy mool yi li nga xam ne bay léegi sax da nga gis ñoo xam ne dañoo am seen entreprise mooy gaalu mbaal yi ma laa wax pour tax ñu jënd si problème problème la parce que gisatuñu jën buñ ko napp ba léegi mi ngi ci ay écho tamit ñu ne nguur gu bees gi dañuy dakkal contrat yooyu
ba léegi mi ngi continuer di wéy en tout cas gisaguñu benn changement parce que bateau yaa ngi fi ba tey di napp ni que bateau yi daan nappe waaye nag nu yaakaar ne aussi tamit su fekkee waxtaan ak ñoom wax leen li nga xam ne réel moo am ci dëgg ñoom su fekkee bëgg nañ liggéey dinañu déglu dinañu associer encore si li nga xamante ne mooy seen yéen jot ngeen liggéey. gisee ak jawriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu naf gi. déedéet jotaguñu gisante kenn waaw fu yàlla toll nag nii déglu rek yéen nag kenn mënu leen saafara noonu waxati dëgg déglu ñoom dañuy soog a dal ñoom dañuy soog a teg dañuy soog a dal mais ñu ngi recevoir nit te ñun dañu nekk si programme fu mu toll nii suñu programme yëpp bind nañ ko mais foog nu jaar fi nu war jaar. moom koy jaar fi ngeen war jaar déglu rek waaye doo toog. xam nga nguur gi xam nga ministère pêche bi fi nekkoon mooy bi fi nekkaat bi fi nekkoon moom lañ fi delloo si waat foog nga xam loolu aussi comme bi fi nekkoon moom la fi delloo si waat fi nekkoon du moo fi nekkaat looloo tax nag instruction yi fi nekkoon du ñoom ñoo fi nekkaat looloo tax nag pour nu jëm si moom foog nu jëm si kilifaam suñu demee si kilifaam moom ba mu delloo si nu yaakaar naa ne si la ëpp impact te gënuñu dem si moom directement te loolu yëpp nag noo ngi si amul benn bis ba nga xamante ne toog nañu inchallah kon nag loolu dañu am yaakaar ni fi ñu ko bëgg a jaare marché lentement mais sûrement boobu nga xamante moom la war doxee dafa nuróowul xam nga da nga liggéey ay at yu bari si expérience yoo nga xamante ne amul benn résultat kon nag bii soo si duggat dafa am beneen fànn ba nga xamante ne da nga si duggat pour yaakaar ne boobu soo ko si duggat dana am impact boobu au moins au contraire que li mu meloon kon nag nun toogunu xam nañ fi noo jaar xam nañ leen koy defee mais am nañ si yaakaar aussi tamit parce que volonté bi nga xamante ni moom le président de la République am pour ouverte premièrement si ñi nga xamante ni mooy moom la seqal réew mi kooku dal na suñu xel waaye itam am naa yaakaar ne yu mel nii su ko gisee dañ si taxaw dina ci taxaw si nga xamante moom la si war a taxaw nag mooy jariñ askan wi mooy jariñ itam réew mi waaw loolu moom nekk na loo xamante ni maa ngi koy lancé bu vraiment ndax docteur bi kat mënu la faj te xamul yow lan mooy sa jàngoro su fekkee ñun ci tefes gi la ñuy toog di wax wala ñu jël bind est-ce que xam ngeen ni tamit am na yu bëri ñi nga xamante ni ñoom ñoo saytu nguur yi duñ ci toog di topp di ay petits détails yi nga xamante ni bind ci Facebook wala bind ci WhatsApp sànni mais yow yéen ay kilifa ngeen jaar leen fi ngeen war a jaar ba egg ci ñoom waaw loolu moo xam na nga ko yàgg nañ kaa def te xam na fi ñu fay jaar te noo ngi si ba soobee yàlla yaakaar na ni bii dana am résultat inchallah yàlla baax yaakaar na bu baax ni dana am résultat ba tey ci li nga xamante ni moom mooy wàllu sécurité tamit bëriwaan na lu ko mooli di jooy ci li nga xamante ni moom mooy biir géej gi ndax amélioré wu na wala ma nga woon waaw daal nga ca boy boy wax dëgg yàlla buum nga si boy boy ba tey parce que tey mool yi bari na ñoo xamante ne ñoo ngi fanaan géej ñii benn fan ñii ñaar ba juróom-ñaari fan ñii sax daan am fukki fan ak juróom si biir géej kon loolu maanaam mauvais temps mën na fekk lu ne mën na la fekk kon dañuy ñaan nguur gi mu am benn maanaam sécurité bu nga xamante ne da koy déployer si place jox ko itam ñi ko yellool parce que am na ancien mool yoo nga xamante ni am nañ expérience bi xam nañ que su leen joxee li ne war jox rek noo amee ka bu soobee yàlla dénk leen ko bu soobee yàlla dina saytu loolu si neen ko war a saytoo encore itam nu collaborer ak la marine parce que la marine noo ngi si jéeji toujours te am nañ ay matériels yu capable mais surtout nag nu am hélico bu nga xamante ni su fekkee problème yooyu am na suñ ko waxee su naawee ne wadi boobu pour mu egg njaago c'est très facile kon loolu dana facilité mbir mi dana facilité liggéey bi loolu nag noo kaa ñaan nguur gi nu taxaw si parce que itamit maanaam manque sécurité bi bare na si géej gi noo ngi ñaan itam nguur gi tamit mu taxaw insister si mool yi di sol gilet de sauvetage parce que noo ngi si guddi ak bëccëg saa bu nekk nu daan noonu dimbali mool sax di leen may ay gilet de sauvetage nu coopérative mais bare na si ñoo xam ne dañ koy négliger may bëgg nag vraiment nguur gi mu taxaw si parce que moom su taxawee du nur ak nu taxaw si nu taxaw si di def sanction aussi si mool yi ngir suñu sol de gilet de sauvetage nu teg leen ay sanction ngir nu mën di respecter seen sécurité yi tamit xam nga loolu dafa doon ci ñun Mauritaniens yi la nga xamante ne dañu mën a banaliser la nga xamante ne mën na la sànq wala lu demee noonu ndax da nga koy gis ci chauffeur yi di daw ci mbedd mi pour ñu jël seen ceinture takk ko day doon ci ñoom problème mool bi balaa muy dugg ci biir géej yow balaa la ko nit di wax dëgg yàlla war nga jël sa gilet ba nga xamante ne moom moo lay aar nga sol ko du wàññi ci yow dara mais est-ce que loolu tamit jotul yéen ngeen di def ay journée yi nga xamante ne day doon ay journée de sensibilisation wala ngeen def ay atelier de formation woo nguur gi ñi teewal jawriñ bi nga xamante ni moom la ñuy dénk wàllu naf gi ñi nga xamante ni ñoom ñoo la ñuy dénk wàllu kaaraange ñëpp ñi nga xamante ni ku nekk am
am na ci expérience ba nga xamante ni mën na ko ci wàllu su ko defee di ngeen di mën a collaborer ñu xam seen métit yéen tamit ñoom tamit dinañ am lu ñu leen waaw yooyu yëpp def nañ ko ay yoon def ngeen ko ay yoon nga xamante ni dañuy dajale mool yi sensibiliser leen wan leen njëriñu ko kii sauvetage bay may leen si sax ñun suñu coopérative ba di si gërëm encore organisation GIZ nga xamante ni wax dëgg yàlla am na at bu nga xamante ni dimbali nañ lu tolloog 900 gilets waaw yaa ngi leen defal ci boo paree nga jaar service commercial fay vraiment ñoo leen di gërëm aussi itam waa Cosmos ñoom itamit def nañ la même chose dimbali leen ay gilets de sauvetage yoo nga xamante ni dimbali leen ko mool yi mais am na si yoo xamante ni mool bi si wàllu boo xam am na li nga xamante ni doomu aadama moo négligé noonu surtout africain lu nga xamante ni yow sa sécurité la yow mais foog nga toog ba nu imposer la nga soo koy def vraiment nu si lancé appel si mool yi waaye itam gouvernement bi pour ñu jëm si taxaw ay sanctions am si pour mool yi mën a respecter seen gilet sauvetage parce que seen sécurité la noonu parce que aussi tamit bari ñoo xamante ni noonu dépendre te suñu borom subhanahu wa taala def na la tanqu aydiyakum ila tahluka wahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin kon nag nit ki da ngay sabablu balaa dara di am su ko defee suñu borom yi des moo koy ay xaru ay façon la am na ba nga xamante ne xaru direct la mooy la taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima kon na am na boo nga xam ne tamit la tunqu aydiyakum illa tahluka kon am na si yoo xamante nit ki daf ko war prévoir mooy maanaam soo feebaree nga dem faju ji lu nga xamante ni yaakaar na nga kii mën na taax bi nar na daanu nga defaraat ka soo naree dem géej nga prévoir wu maanaam def sa essence yu doy wut say kaawal wut say dañu wut say gilet de sauvetage su ko defee gis des su ñëwee suñu borom nga xam ne kooku suñu atte suñu borom la waaye nag jaam gi li ko war da ko def waaye yéen tamit est-ce que ñàkk sécurité boobu da ngeen ko tàmm ba li leen nguur gi ñaan pour ngeen def ko ngeen négliger ko mooy wut gaal yi nga xamante ne moom mooy gaal yu gën a am sécurité waaw loolu ma ko def moom da ngay dimbali ki nga xamante mooy mool bi ki nga xamante ne capacité 2 millions la am soo ko naree imposer 40 millions da koy dimbali yaakaar dimbali waaw wutu leen ñu financé dama ne la bunte si wàllu boo xam moom mos a ubbeeku entre mool yi ak li nga xamante ne moom suñu leen sax jéem proposer financement yaay ñëw gaa di leen imposer mais ñoom dañu tëj toujours seen bunte homme d'affaires yi daal noo ak si direct ak si administratif yi homme d'affaires yi daal ñoom nooy jël seen bateau su ko jëlee nag commerce si jël mool bi imposé que di ko fay ay salaire amul benn mool boo nga xamante ne tey amul benn mool tey ji ba nga xamante ne mën na génne 40 millions parce que CDD non amul benn mool ci tefes bu amul benn mool boo nga xamante ne gis naa ni man ak ni ma xamee mool ak ni ma si yàggee parce que man am naa gaalu mbaal lu ne am naa ko gisuma ni am na mool boo nga xamante ne am na capacité jënd 40 millions pour jënd bateau yooyu yow moom am nga ko da ngay bañ nit ñi jàttu la waaye am nga ko loolu na moom ba dama ko gis parce que encore seen liggéey moom metti mool yi gars yi teg nañ leen bët mais vraiment li askan wi jariñ su noom sax noom vraiment jariñoo woon ko noom seen bopp te loolu force que noom tamit nguur gi jàppale leen nit ki su fekkee da ko bëgg a démbali pour jënd ko si secteur informel yóbbu ko si formel vraiment da nga kaa financé tant que tamit jéeji Nouakchott gi nuróowul ak jéeji Nouadhibou jéeji Nouakchott foog nga defar ko port bu nga xamante ni dana mën tax nga am yenn gaal yi comme gaal yooyu ngaa wax mooy bateau yooyu mais su doon loolu avec la barre maanaam xànqa yi foog nga am gaal goo nga xamante ni dana mën risque di jàll xànqa yi daw te goo gaalu ndaw rek noo ko mën kooku itam nguur gi foog mu xam ko waaye itam doo ñu imposer li nga xamante li moo tax ma ne est-ce que yéen seen yëpp xam na war nañ leen ko collaboration boobu ñu xam seen li leen métti xëy na ñu bees ñi ñoo ko dul xam mooy nguur gu bees gi nga xam ne dafa soog a ñëw mais ñi fi nekkoon xam nañ ko ministère de pêche bi xam na lépp yow daal da nga jàpp ne dañ leen tànqamlu jàppe moo ko dañu tànqam moo xam nañ ko noonu seen boobu noonu xam nañ noonu dañu tànqam ne woon mais xëy na nguur gu fi nekkoon la mais comme nguur gu bees gi mi ngi ñëw ak beneen nouvelle stratégie noo ngi am yaakaar vraiment noo ngi am yaakaar te di ko ñaan yi tamit mu gëstu mool yi taxawu leen taxaw ne mool yi sonn nañ trop surtout waa Nouadhibou aussi nanu delluwaat bàyyi xel si ni am na ay étrangers yoo xam ne 100% étrangers ñoo ngi dem chaque jour di dem ak di dellu sans problème Mauritanie boo am 35 moolu Mauritanie am benn mool muy 36e muy mool étranger pour mu compléter ko da nga kaa jàpp alamaan ko 150 ou 200 mille guya ba pare arrêté ko une semaine te loolu nekk na mbir moo xamante ni vraiment amul kenn ku ko war man rafetlu si biir réew mi ñu xamal itamit ni jën toujours nag naa dafa ñàkk te pourtant usine Moka yi noo ngi transformé ay jën lu toll ak si 700 000 à 1000 tonnes si mois bi te pourtant ay jën yi nga xamante askan noo ko soxla la te usines yooyu noo kaa transformé soo ko transformé te demuñu ci problème mu usine Moka boobu usines yooyu nekk na usines yoo xamante ne sonal nañu mool yi te pourtant ay bateau côtier la ñu andi nooy nappee jën ñan ñooy nappi jën bi usine bi di utiliser gaal maal yi maanaam gaal mool yi yéen a bëgg lu yomb déglul gaal yi daan di nappa jën su fekkee yóbbu nañu askan wi
su fekkee des na nu yóbbu ko si mais ñoom dañ am ay bateau spécial yoo xamante ne dañ leen di nappal. usine bi ci boppam ñoo am seen ay bateau yu leen di nappal spécial am itam ay gaal étranger foog ñu xam ni gaal étranger yu noo wax ni gaalu étranger su ne demee jën dootu am gaalu étranger bu fu mënti ñëw usine ngay nappal direct homme d'affaires yi noonu la fi andi ñoom ngay nappal. maanaam marché local du si bénéficié woo dara. yéen amu leen problème ak nguur man dama jàpp ne seen problème ak homme d'affaires yi la. homme d'affaires yi moo mais nguur gi moo leen dooleel kon nguur gi la ñu wax. parce que tamit homme d'affaires soo leen nguur gi dooleelee kon ñun amul leneen lu ñu wax ak homme d'affaires yi ñun nguur gi la ñu waxanteel nguur gi suñu dooleeloon homme d'affaires noonu duñu am doole suñu kanam mais noom la nguur gi dooleel. yéen nag jot na ngeen def seen ay brassard rouge wàcc sur le terrain. brassard rouge moom ba nga ko waree def dafa yàgg moom te yaakaar naa ni su fekkee continué moom wax ma brassard rouge sax mais yaakaar naa nage rouge la ñoo def ndax vraiment sonn man nag ci famille mool laa bokk man maay jiite nag nga boot sonn nañ trop te bëgg nañ nguur gi dellusiwaat déglu nu dellusiwaat jàppale mool yi te xam ne mool yi li noo dimbalee askan wi amul kenn ku nekk mën dimbali te secteur artisanal bi moo ma développé dëkk parce que secteur artisanal bi ñoom nooy ñëw indi jën lu mel ne yaabooy suñ ko indi noo jigéen ñi da ngay gis ñu ñëw jënd si dem yóbbu jaay am si bénéfice borom frigo yi jënd dem dugg si à l'intérieur du pays jaay am si seen bénéfice askan wi lekk si jën te jën encore ku ne xam ne nu mu baax santé te aussi tamit am si bénéfice mais secteur yi nga xamante ne mooy secteur maanaam industriel kooku ku nekk xam na ni ay bateau yu pêche yi su ñëwee dana transformer jën su jëlee marchandise da koy yóbbu à l'extérieur aussi tamit soo demee usine Mokaay yi noonu la usine Mokaay yi noo ngi maanaam environnement bi nu nga koy yàq sax dafa dépassé mais aussi itamit moo li amul si benn bénéfice su fekkoon dañoo jël sax ay xaalis di ko financer gaal yi nga xamante ne tey noo fi nekk noo am si bénéfice noo xam ne sax boog moo li noo ngi si am bénéfice mais amul benn bénéfice coppi ko nga xamante ne finance na la daal daan la teg daan boo nga xamante ne daanaka dootu ko jarati parce que suñu naroon jënd si jën kilo 60 suñu la financé 45 la noo jënd si jën kon mool bi dafa gën dee kon loolu amul benn bénéfice boo nga xamante ne problème mu mool maanaam kii usine Mokaay yi usine Mokaay problème mu mareyeur yi ak mool yi tamit bëri na lañ koy jooy ndax man miin naa seen tefes googu chaque 2 jours maa ngi fa wala 3 est-ce que loolu tamit bokkul ci li nga xamante ni moo gën a suuxal mool yi waaw su dee si wàllu pêche exportable kooku wàllu mareyeur yi dañ siy jouer ay rôle yu am solo si mool yi parce que su dee pêche exportable mooy jën yi nga xamante ni ay noobal lan pour nga jëli kër fu nga koy waaw comme ay pulpul comme ay kibaaro comme ay coof yooyu ay jën la yoo xamante ni foog nga financer xaalis bu bari pour mën ko jëli fa nu nekk indi ko te dañuy gis toujours soo ko indee rek mool bi dafaa ñëw indi jënam teg ni mareyeur bi ñaata nga koy jëndee xam nga ko indi sa marchandise bu valeur yi am loo pexe lu may ñaata nga koy jëndee kooku problème la mareyeur nag su jën baree mool war am profité am sa xaalis dan waxtaan moom seen biir ni tey jii nan wàcce prix dërëm bii la ñuy fay comme 3000 la doon jar tey nan ko wàccee tey jënd ko 2500 mool am pertement 500 ouguiya par kilo ñoom na bénéfice ko te gouvernement bi gis na ko yëg na ko te vraiment loolu mool bi sawal boo xam mooy bénéfice su ko defee mool yi bëri na li ngeen di responsabiliser gouvernement bi mooy responsable yëpp nag loolu nañ ko dellu diggante jullit ak moromam xam nga lu tax parce que man dama si yëngu lu bare fu nekk dama fa dem ku nekk dama ko recevoir si nguur gi yow léegi loolu ban solution la ci gouvernement bi mën a apporter jógee askan wi rek maanaam ñun ñi nga xamante ne nooy concerné yi ñoo nga xamante ne ñoom noo taxaw mool yi seen diggante mool yi ak mareyeur yi lan la ci gouvernement bi mën a def waaw xam nga nun lañ ko delloo mu di diggante jullit ak moromam waaw loolu la nag xam nga tey soo demee Maroc jën gouvernement bi moom mooy xool lan lay jar extérieur devise bi li si gouvernement war a am li si mareyeur war a am d'accord ñu xool prix fixe nii la war mel noonu la war mel fii ñu fixé leen prix waaw ñu fixé leen fii nii la noonu la war mel fii su ko defee nga xam ni tey jën yéeg ni fee su wàccee noo xam ne wàccee na lii la war jar su yéegee noo xam ne yéegi nii la war jar su ko defee mool yi sa wàll boo xam non daanu noppal dinañ si jóg dès maintenant waaw en tout cas yow sa kala gu mel ne yow soo si jàppalee dina baax te li nga ne soo def nag yaa naa doy na jàppale te loolu mool yi dañ si war man taxaw wax dëgg yàlla parce que tamit mool yi ni noo daj pour jëlee jën yooyu ma laa wax nii mooy lu mel ne kurbin lu mel ne coof yow doy na ci coono rek dugg ci nga xamante ne amul bànqaas xamoo di nga boo demee di nga jëlee ko andi ko ndeysaan amuloo pexe lu may da ngaa laaj ki nga jaay jën bi te mu gën la ko soxla di si am bénéfice boo nga xamante ni maanaam yow 1% nga si am presque moom muy am 99% nga koy laaj ñaata nga koy jëndi moom itamit au lieu mu am yërmande si yow
mais moom na lay financer xaalis rek di la note moo ko gën a su ko defee su xamee tey war nga am xaalis nu complot seen biir waxtaan ni nan wàcc prix nu wàcce ka xam nga dëkk bu mel noonu du dëkk bu organisé wu xam nga te vraiment lii métti na te nu nga ñaan vraiment nguur gi mu jàppale mool yi te xam ne mool sonn noonu mool yi sonn noonu te mool yi itam sonn noonu voilà léegi looy tàggatu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan waaw di wax rek ni ak nguur gi tamit parce que yooyu lépp da nga ko jël waaw man kaa yëpp moom nguur gi laa ko jox moom te du ma jóg itamit tant que gisuma itam soppeeku vraiment lépp dina soppeeku incha allah dina soppeeku yàlla di itamit ñaanal vraiment parce que itamit ku fi tegu yàlla lay teg kon nguur gi nga xamante ni moo fi tegu yàlla leen fi teg noo ngay ñaan suñu borom may leen réussir waaye itamit pour nous réussir vraiment foog nu jóge askan wi absolument noo leen di ñaan nu jóge askan wi mënoo ne nongu ci kaw bëgg xam lu xew ci suuf foog nu jóge askan wi te ni nu mën a jóge askan wi mooy ñi nga xam te noo fi taxawal askan wi nu jóge leen taf leen seen bopp di leen déglu di laaj seen xalaat itamit lépp lu nu wax nu jàppale leen si loolu te aussi itamit lépp lu nuy def mu am suivi mu am continuité moteur gi amul continuité parce que ñi nekk si tefes gi mooy ñiy contrôler mool yi ñiy contrôler gi parce que am na ñoo xam ne seen poste kase leen intéressé leneen intéressé wu leen loolu nag foog nguur gi jël si matuwaay parce que corruption bi bare na dépassé na aussi itam au niveau secteur de la pêche corruption boobu nag foog état bi jóg si jël si ay mesures te xam ne itamit mool bi su fayee licence am ba pare fay na droit am si réew mi li moo indi parce que licence sax war mool pour man war ko sax fay parce que subvention yi nga xam ne loolu ko war subventionné si licence sax daf sa war bokk gaal gu nekk am na lu mu war a fay am na lu mu war fay taat mu nekk daf koy fay vraiment si temps yi jëkk yi sax ay temps mois yi 10 000 la daa fay par licence parce que bëgg rek mool yi jàppale mool yi moo taxoon nu def loolu léegi nag dem na presque bay 100 000 par licence 150 000 par licence te teewul si leen nga ñàkk sécurité si leen nga ñàkk lu jàppale kon nag nu nga ñaan nguur gi mu dellu si wat ubbi bëtam dellu si waat jël ay matuwaayam si ñi nga xamante noo ko taxawul parce que itam nguur mën nu nekk fu nekk waaye tamit su amee ñi ko taxawul suñu yàqee rek danaan nguur gi moo yàq kon nag foog mu jël matuwaayam si ñi nga xamante noo ko taxawul si tefes gi taxawul ko si biir géej nu mën a jël maanaam ñi nga xamante ne nooy citoyens yi nu def leen comme ay citoyens yi jàppale leen financer leen sécuriser leen nu mën liggéey jariñ seen réew liggéey jariñ seen askan waaye tamit may ñaan askan wi si wàllu boo xam ne tamit ñoom nu dellu si waat seen xel te xam ni lu bari nguur gi mën leen ko defal lu bari ñoom noo ko mën defal seen bopp lu mel ne sécurité bi gilet de sauvetage yi nanu jëm fexe nuy respecté seen gilet de sauvetage nanu jëm itam nu respecté seen sanitaire maanaam gaal yi nga xamante ne fi la balance yoo taxaw stockage yi dafa bari ay saltement nu jël ay journée yoo nga xamante ne da nga kaa def ay nettoyage collaborer aussi tamit ak directeur marché bi su ko defee lépp lu nu war def danga ko def sans problème du si am loolu daal soo amee daal am naa yaakaar ni réew mi dina dem si kanam te noo nga ñaan yàlla réew mi dem si kanam noo nga ñaan sunu borom itam def jàmm si réew mi def jàmm si réew mi lépp salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Yaly Ndiaye maa ngi lay jaajëfal lu bëri ci li nga dagg sa itte yëpp ñoo fekk si ñu fii ci télévision bu Mauritanie nii rek la ñuy dikkee ak yéen lépp la nga xamante ni jafe-jafe la mbégte la bànneex la dinañu wàcc sur le terrain bu ko jaree ñu dalal borom ci suñu plateau ñu mën a waxtaane ndax kat lu ñu fi gën a itteel lu ñu gën a itteel wala lu ñu fi gën a dëj tey ji bokk na ci gunge askan wi ci musaafara bépp jafe-jafe ba nga xamante ni am na ko mu doon Yaly Ndiaye nekkoon président kuréel bi nga xamante ne moom la ñuy wax coopérative Le Môle mu nekkoon sama invité tey jii ñu doon waxtaanee li nga xamante ne moom la ñuy dund fële ca géej ga dinañ jox dig daje nag beneen yoon incha allah ak beneen émission ak beneen xar kanam jërë ngeen jëf ci ànd beeg teewlu fi amaanillah